Daba Seye ñu ngi lay nuyu. di la Yacine dalal ci Pikini Production. maa ngi lay fay bu baax Yacine. di am mbégte ci yow. ci seet si bu ma seet si tey. Daba Seye mën nga ñu fàttali ñu rétro tuuti. waaw kañ nga tàmbalee musique ban année wala bi nga tollee fan. yàgg na Yacine. yàgg na tuuti xamatuma sax. en tout cas samay début moom man bi may dugg fii ci musique sénégalaise bi ci scène musicale bi fin 2005 la 2006 bi entrée 2006 bi laa dugg mais bi may débuté di bëgg woy moom jàppatuma ban. en tout cas boobu maa ngi def CM2. yaa ngi def CM2 nga dëkk fan. Xombol. nga dëkk Xombol. waaw ban moment nga ñëw Dakar. Dakar nag dama doon def bu école tëjee comme sama yaay fi la nekkoon ca man samay étude foofu laa ko doon def Xombol bu école tëjee ma ñëw ci sama yaay tamit xam naa ay 90 89 yooyu. léegi noo def ba commencer musique bi fii nii professionnellement. waaw naka la demee. boobu yëg naa dara xam nga musique virus la mën nga ci nekk moment boo xamante ni yaa ngi dëkk ak ay nit sax duñu comprendre am na virus bu nekk ci yow bi ma ciy dugg nag dama doon def su ma añee ba pare rek ñaan sama yaay paas daal di daw ci studio yi déjà bàyyi fa sama numéro téléphone pour ku soxla kër waaw noonu daal laa duggee ci biir scène musicale bi ku soxla kër rek ñu woo ma fii ma dëkk nii tey ñëw naa fi defe naa ay 10 ans ci ginnaaw avant ñuy dëkk fii boobu xamaguma sama jëkkër may ñëw mobile sound benn studio boo xamante ni ngi fii studio Moussa su ma ñëwee bàyyi fi sama numéro téléphone ak benn studio bu nekkoon Castor ñu koy wax Broadway je pense que tuddoon Bassirou moo ko moom su ma ñëwee bind sama numéro téléphone ku soxla kër mën naa wooy donc noonu leen ma doon woowee. yaa ngi fàttaliku bi ñu la njëkkee woo bi nga commencé def loolu. kan moo la njëkk woo. waaw bi ma njëkkee def loolu nag Moussa moo ma njëkk woo boole mag Assane Mboup mobile sound moom moo ma njëkk woo ñu ma Assane Mboup dafa soxla ay kër boole mag Assane Mboup loolu mooy sama première fois ma kër. d'accord nga këral kan ak kan ak kan. bari na mënuma lim bari na. waaw fii defe naa ni artistes yi nga xamante ni awuma ci seen album bariwul. waaw bariwul. ci ñi nga xamante ni ay supérieur lañ ci instant bi may dugg waaw bari na Assane Ndiaye Papa Ndiaye defe naa ni géwal waaw Papa Ndiaye géwal aw naa tamit Yves Niang Assane bu mi ma lay wax ni ki ne laam bari nañu su ma limee rek mun naa fàtte sax. ban moment nga sentir ni yow da nga war a demal sa bopp waratoo kër da nga war a woy. moment boobu nag mooy moment wu sama premier album bi mu génnee Yacine ci la xamante ak sama borom kër boobu Babacar Lo yal na ko yàlla yërëm nit koo xamante ni li mu joué ci sama carrière bari na trop ci sama ay début moom moo dégg ma def ku may laajte bu salaam dem Bercy playback ko moom mu nekk Amérique woo ko tudd Roger ni ko kan moo aw kii salaam mu ni ko Daba Seye la tudd mu jël sama numéro woo ma ni ma maa ngi ñibbi si Sénégal pour jàppale la nga def production bi mu ñibbisee tamit ñëw ni ma ban studio nga bëgg a enregistrer boobu studio 2000 moo fi nekk ma daal dem studio 2000 ñu jël ko def enregistrement premier album bi génn yàlla def ma xamante ak sama jëkkër ñu dawal presque 2 ans 3 ans mu ni ma yow mën nga woy arrêteel awu nga def carrière solo lii moo tax ma arrêté awu waaw. sa premier album nga def ko nga ñëw moom moo la produire kon. Babacar mu defal la sa premier album bi nekk succès moment yooyu yaa ngi koy fàttali. bu baax parce que premier album mu nekk succès nekkul loo xam ne dafa yomb. waaw noo ko dundee woon moment boobu. waaw neexoon na xam nga booy daw ci dara Yacine imagine ngay daw ci benn mbir di ko topp di jóge banlieue di ñëw Dakar parce que boobu boo dëkkee banlieue sac la ci yow nga nekk artiste dëkk banlieue mais affaire yi fii la nekkoon. pour nga am yëpp gis nga dama doon doxee jàmm gën des fois ba poste caaro yi pour mun a yëgsi ci maestro Sega su ma ñëwee ndeysaan mu amoon yéene nag def ak man dara
wala des fois ma ñafe ba am weccet daw ci Jimi Mbay moom tamit mu amoon yéene def ak man dara mais moment boobu temps wu defoon ak man dara daf ko defoon parce que ñu ngi doon tourner lu bëri moom ak waa Super Étoile ñu boole woon ma ak ay Kabou Gueye tonton Kabou Gueye maa ngi koy nuyu bu baax single bi ma njëkk a def moom laa ko jox ma jox ko mu déglu ko ni ma demal nga jàngaat boobu nag maa ngi amoon espoir kii su ma ko joxee comme parce que boobu Kabou Gueye moo fi nekkoon comme arrangeur kii su ma ko joxee sama single dina apprécier ma jox ko mu ni ma di nga nekk woykat mais demal nga góorgóorlu jàngaat moment boobu ma mere woon ko mais tey xam naa njariñ bi lan la ci étape bi ma toll nii laa xam njariñu demal nga jàngaat bi lan la ma doon wax bi loolu amee nag ma daal di ñëw ànd ak sama jëkkër yàlla def affaire yi di avancer ma toll ci premier album def ko succès bi dépassé woon ma tuuti parce que imagine dépassé ma ci benn fànn dépassé ma mooy nga def album bi nga defee album ñu mag ñi ku mel ni Père Ouza wala apprécier la li nga def sama doom fan nga dëkkee ñëwal ma dem këram mu toog waxtaan ak man ni ma mën nga woy mais bëgg naa la jàppale li ma lay wax nii Père Ouza bi loolu amee may def promotion album bi DJ Edouard bi nekkoon Walf Ndiol Kumba yàlla na ko yàlla yërëm comme moom laa xamoon comme animateur ma ñëwee ci mu mën ko mais Ndiol Kumba sama album bi génn na neex na mais kenn tegu ko mu ne ma léegi xam nga nan ngay def dama lay boole ak sama benn boy nga jël album bi yóbbu ko ci rajo yi ma def noonu dem bi ma demee animateurs yi commencé di ko teg mag ñi di ma apprécier donc ma dem nag ba xam ni comme premier album la ci nit ñi ñu ngi may apprécier naa gën a góorgóorlu donc mu defoon benn émotion nag ci man parce que bëgg mbir di ko topp nekk ci Yacine ba suñu borom indi la ko mu génn après doo def lu dul sant yàlla rek te xam ne li ci kanam moo raw mooy gën a neex. D'accord. Après boobu noonu ban album nga génneewaat. dama def Maam Fallou. ñaata album nga génneewaat. nii maa ngi ci 4e album. 4e album waaw. boobu moo jiitu mooy Maam Fallou. après ma def dara weesuwul ma ñëwaat def seetlu na album bi ma nekk nii mi ngi studio génnagul donc mënaguma titre. waaw d'accord mais ce 2e album bi kan moo ko def kan moo ko produire. sama 2e album Babacar Lo moo ko commencé. Babacar Lo ndeysaan moo ko commencé. bi mu ko commencé ma daal di affaire yi dem ba ci digg bi suñu borom ñëw ci moom ak ay mbir ndeysaan ma xaar ba benn moment moom ci boppam mu woo ma man ak sama jëkkër mu ni su ngeen ko mënee àggale ngeen def ko parce que man mënatuma mi ngi ci dëgg tey man mënatuma sama jëkkër ni ma baal man ma jël samay propre responsabilité àggale ko production boobu Mor Mané moo ko àggale. D'accord après boobu tamit ñëw defoon succès. waaw boobu ñëwoon wax dëgg yàlla artiste bi mat na nag. confirmation moo jafe. waaw gis nga li ñuy wax rek après carte d'identité passeport la. waaw dafa am solo wax dëgg yàlla nag moom tamit mu jàpp ci animateurs yi jàpp ci nag Sénégalais yi tamit gën ma dooleel boo waxee ñu ne ma mën nga woy xam nga mën nga am mën-mën sax te nit ñi duñ ko nangu mais man sama diggante ak Sénégalais yi mooy ñoom bi ñu xamee ni yàlla am na lu ma defal dañ ko nangu ba pare gën ma dooleel koo ci gis sax bëtu Daba Seye mën na rek lan lay xoole donc loolu sant yàlla la Yacine. D'accord 2e album bi Mor Mané eggale ko 3e bi tamit sama jëkkër moo defaat production parce que xam na ni jabaru woykat la am te comme ñun moom la ñu tànn comme métier mënuñu toog defuñu dara mu ni ma baal ma def 3e album bi moo defaat 3e production bi. D'accord mooy seetlu naa. mais est-ce que ci 3e bi parce que 2e bi da ko eggale est-ce que 3e bi avant kaa def jot nga dem yenn maison de production yi. pour ñoom ñu yor la encadrer la sa communication ak lépp sorti album bi. non xam nga Yacine li may wax rek àdduna li ci am solo mooy gëm sa bopp gëm li la yàlla defal gëm fi la nit ñi di xool soo ko defee rek boo commencé suñu borom mën na la jàppale nga àggale
Sénégal lañ nekk artiste lañu yàlla moo ko def ba pare donc li ci am solo rek mooy ñi ci war a jàpp yow boo ci nekkee di doxal ñoom ñooy daw si ñëw jàpp ci ca xam ni kii yoon bi mu nekk moom yoon bu baax la yow fexeel góorgóorlu nekk ci lu baax rek xam nga daw wuti maison de production te suñu borom dogalu ko amul sens li am solo mooy nga gëm ko nekk ci. mais mën nga gëm tamit teewul nga essayer dem ci maison de production nga xam da ngay fëgg rek ñoom ñu jël la. waaw mais xam nga Sénégal moom mooy loolu man daal li ma gëm mooy maa ngi ci sama yoon ci ma ci nekkee ba tey dëgg-dëgg suñu borom mi ngi may suturaal donc maa ngi ciy góorgóorlu. d'accord seetlu naa bi dañoo gis ni premier album bi ak deuxième bi ñoo gën a dox troisième album bi lu tax loolu. pourtant nag troisième album bi sax moo gën a dox parce que troisième album bi ci la jàmmi Sénégal nekk bi mu génnee ma def concept jàmmi Sénégal moo ma yóbbu Grand Théâtre moo ma yóbbu Sorano moo ma yóbbu Grand Théâtre kon jàpp naa ni troisième bi sax moo gën a dox deuxième ak première waaw. moo gën a dox ndax Grand Théâtre bi ak Sorano. def naa ci Sorano def naa ci Grand Théâtre def naa ci tournée internationale. waaw. d'accord lan moo tax aussi ñu gëjoon la dégg seetlu naa ban année la woon. seetlu naa def na 4 ans. def na 4 ans waaw lan moo tax ñu gëj a dégg Daba Seye. yow yaa ma gëj a dégg non. da ma gëj a dégg ñëpp waaw. non non pas ñëpp pas ñëpp Yacine. gis nañ sa single mais. non single bi. Tekkeero dama ko maye woon décembre daaw Tekkeero Mucco bi mu génnee tooguma nag Sénégal dem naa fi Amérique ñibbisi naa dugal naa Paris Italie tooguma bi ma ñibbisee xam nga album doom la ni jigéen di ëmbee di dem visite def 3 mois bu nekk nga dem wala 1 mois bu nekk nga dem ba doom ci mat génn nga nextaan ko neexal ko toppatoo ko album même chose yow artiste nga da nga am carrière bu mag nga ñaan yàlla dund lépp nekk ci sa kanam waaye Yacine man duma yàkkamti dara fekk may nekk woykat di woyal réew mi di woyal yeneen i réew kon jarul yàkkamti ndànk rek tepp tepp rek sëñ Fallou moo ko wax sama sëriñ nee na tepp tepp gën yureet dara jaru fi waaw man ndànk lay def. d'accord album boobu tamit bi ngay préparé mooy sa actualité bi ngay préparé. waaw kan moo ko nar a produire tamit Mor Mané sa jëkkër. Mor Mané tout le temps. moom moo ko nar a produire. mais album bi ngay préparé yan surprise nga si nar a indil ñi. waaw tey album bi nag sa fan si. changé na facette tuuti. am na beneen facette boo xamante ni def naa ko ci album bi. te gars yi xamewuñu la ko woon wala. non man du ma xëy na ci kanam parce que comme artiste nga sañoon ni du ma def mën nga def ci kanam mais moment bi ma nekk 4e album laa toll damay def li nga xamante ni lu lañ ma xamee muy mbalax. kon facette. waaw facette bi tey am na yeneen beneen façon woyin ci Daba Seye musicalité ci Daba Seye am na yeneen instrument yu dugg yoo xamante ni gën nañ ko fesal ci Daba Seye moo tax ma wax la yeneen facette ak Daba Seye. mais ba tey ci traditionnel bi. non voilà xam nga na man Yacine man lan moo tax bu ñu nee Daba Seye rek ñëpp ne traditionnel moom traditionnel lañ koy féetal dafa mën a woy traditionnel. mën a woy rek Yacine gis nga woykat bu ci jàngul traditionnel man Daba Seye foo ma woo ma woy te xam nga lu ma may loolu Yacine traditionnel dama rus a wax loo xamante ni Youssou Ndour daf koy dégg di ma jéppi dama lay wax ñi ma naw loolu man ñi nga xamante ni samay kilifa lañ ci aar te bu ma defee mën na am ñoom ñu déglu xam nga kenn nit doon ni du ma juum mais dafa am ci ñoo xamante ni ñoom fa la njëkkee traditionnel ki ne la am Thione Seck Baaba Maal Xaar Mbay ma jaaga Soda Mama Fall dañu am ay kilifa yoo xamante ni dafa am lu ñu fi bàyyi wala boog dafa am loo xamante ni dañ ko fi suuxat waaw pour quelle raison ñu bëgg ko bàyyi ak lan mooy traditionnel Yacine ak moderne man dama leen a xàmmewul ñaar yooyu. d'accord moderne xamul tax xàmmewu ma leen may ma Yacine xamul tax xàmmewu ma leen. Beyoncé laay wax tout le temps la muy def ci Amérique mooy traditionnel am te pourtant bu ñu ko indee fii moderne lay doon ci ñun bu ñu complexé traditionnel moderne amul woyal woy lañu wax woykat nga woyal
ci but buñ la jox woyal ca boobu but ñu la jox traditionnel ak moderne Daba Seye traditionnel lay woy loolu amul sens te Daba Seye fu ñu ko woo mu woy mais Yacine boo déggee ñu tout le temps gars yi di wax loolu parce que dafa am style musical léegi buy jaay te gis ñu ci Daba Seye te yaakaar naa du Sénégal rek nañ ci gis àddina lépp ñu ngi ci muy Niger music bi afrobeat bi lan moo tax Daba Seye Yacine man macha allah Yacine man waykat laa man defuma afrobeat man Daba Seye defuma afrobeat newuma duma ko def de mais du ci moment bi defuma ko liñ ma xameel sama baat bu naturel bi nit ñi bëgg laay wone way man woyuma ci ay machine mooy jaay sax kii day jaay ndax mi ngi may génne Sénégal gi ma dëkk di ma yóbbu feneen ma ci am li ma bëgg muy neex ci man di neex ci sama ay mbokk di am sama mu di ma fajal sama ay soxla bokk donc li ma bëgg di ko def lu ma koy def ndax askan wi dama koy def ndax li nga xamante ni moom la ma nit ñi xamee mais damay def li nga xamante ni tamit dëgg-dëgg mooy sama culture waaw man du ma jéggaani fenn keneen mun na def lu ko neex mais man li may neex moom laay def mooy neex sama réew afrobeat way la tradi moderne way la keneen ak keneen la muy def way la nigériens yi moom ñoom nigériens yi nan ko bàyyi ak ñoom jamais ñu jël suñu musique ñoom xam nga foog ñu wax dëgg tamit Yacine foog ñu wax dëgg ma nigériens yi duñu mës a jël wayu sénégalais yi du am wala lu tax ñun ñu jéggaani boo déggee mooy li ma la wax sànq mooy musique commerciale bi jaay mais aussi yow traditionnel wax nga ko tradi moderne da nga koy woy mais n'empêche nga génne album nga cabaxal ci ñaar loolu yàqul dara. maa ngi def ni 6 titres laa def tradi moderne la def naa sax tey traditionnel nag ma wone facette Daba Seye ñi naan Daba Seye traditionnel la moom leen ni mën naa fa bu baax nag waaw xam nga baat rek bu la ko suñu borom mayee Yacine woneel bu der jotee defal der mbaaral mbëppal njollil mbëfëral loolu la fi xaar may ma jaaga def moom la fi Kiné def loolu lañ fi xam ñun comprendre nga nañ def li nga xam ne Yacine loolu lañu moom. d'accord waxoon ni doo ko def mais fu mu nekk nii defoo. def ma ko de. déedéet. te dafa mel ni da nga téye kii bi bu baax fu mu nekk nii moom. traditionnel bi dañ ko poñe nga traditionnel bi. milieu musical bu Sénégal noo ko gisee parce que le plus souvent gars yi bu ñuy def critique milieu bi dañ naan dafa nekk milieu boo xam ne dafa malsain bëri concurrence nan nga gisee milieu musical yow en tant que artiste boo xam ne yàgg nga ci. waaw xam nga jaru ko Yacine mooy li may waxaat rek xam nga ku wóolu sa bopp déjà wóolu li la suñu borom defal doo concurrencer ak kenn man bokk li ma gëm nit ku nekk Yacine yàlla may na ko mu rafet yàlla may na ko dafa war a téye micro pour interviewer nit ñi keneen ak keneen yàlla may na ko leneenam mais ku nekk la nga téye boo ko gëmee ak li la suñu borom defal rek donc doo sóoraale sa moroom parce que lii public gu Daba Seye du public gu keneen dafa am solo des fois nag ñu delloo si xel yi yaatal xol yi te xam ne ku nekk sa wërsëg ngay jël alaakuli àllin nit mënul lekk lu dul wërsëgam. mais xam nga milieu boo xam ne comme ni ñu koy waxee milieu bu danse la. nga nekk si jigéen nekk femme mariée du coup c'est pas facile alors am na xanaa benn anecdote boo ñu mënti may soxlawuñu ay tur ak yooyu. mais lenn loo xam ni marqué na la ci sa carrière loo xam ni jot nga ko dund ci musique bi. lu la marqué ci sa carrière xam nga nag man moom mu nekk lu neex wala lu naqari. loolu moom bu ko dee wax moom fi ngay fanaan parce que du ñàkk des fois nga gis lu la déranger mais nit mën na am xel mu rafet ba loo gis ni lu lay déranger la sax nga def ko rek mu rafet am na solo daal man moom comme nitu jàmm laa ak ñëpp amul benn artiste sénégalais fii buy wax wala bu góor di wax ni Daba Seye def na ma lu ma naqari wala boog su ma ko defee yëguma ko maa ngi jéggalu mais ñëpp laa amal jàmm te tout le temps dama koy wone à chaque fois damay wone ni ñi bokku teeñ rek ñoom ñooy laxasoo goj boo defee ki la mag nga jox ko cër bi mu am ki nga maaseel nga respecté ko di doxal sa digganteeg ñëpp respecté am réserve doo am ak kenn problème c'est important.
si wane boobu noonu nañ la gisoon aussi gis nañ la ci ay plateau nga wane ni Titi sa xarit la seq ngeen jàmm Viviane tamit sa xarit la seq ngeen jàmm sa invité d'honneur la woon. ci sa grand théâtre bi ban relation nga am ak Titi d'abord ban relation ngeen am. ñëpp laa amal jàmm xam nga bu ma cité rek damay juum ñëpp laa amal jàmm parce que ñi ngay wax ñëpp ku ci xewle damay taxaw dama lay ñëwal ñëpp laa amal jàmm Viviane sœur la pour man. bu ma defee grand théâtre invité ko mu ñëw won ma ni ma may sa sœur ñëw toog xam nga assister seetaan ñëw àndaale ak ay nit loolu neex na ci man comme bu xewlee ni ma koy defee damay ñëw toog seetaan wala ma ñëw woyal ko loolu dafa war a am dafa war a sax parce que fii Sénégal la ñun ay jàmm suñu taar yëpp. mais pas yooyu naka lay demee parce que dañoo gis ni milieu bi ku nekk day toog ci coin am. pas yooyu noonu ñu gis Daba Seye tout le temps muy nekk ak yenn artistes yi te loolu diñ koy gis bëriwul. naka lay demee ndax yow yaay maye ouverture boobu noonu wala. mooy li ma la wax rek foo ci gis Daba Seye nag na nga jàpp ni dañu yëkkati téléphone woo ko Daba Seye demul fenn fu ñu ko wooyee parce que nit dafay am esprit dépassement donc doo dem ci yëfu jàmbur ca woowu la. ak loo bëgg lu rafet foo ci gis Daba Seye rek na nga jàpp ni ki mu demal moo yëkkati téléphone am woo ko nit loo bëgg jàmm doo dem ci ku la woowul dëgg-dëgg donc ci yàlla sedd na ni yàlla rek laa koy seddeel ñoom ñëpp laa yéene jàmm ca mun lu dëggu ci man. ani sànq mës naa staan sa benn interview nga naan lenn rek laa bëgg yóbbu sama yaay màkk boobu sa début la woon an sa yaay. sama yaay mi ngi fi dem na def na 4 ans léegi. bi ma ko yóbboo màkk ak léegi xaw ma 5 ans. ban relation ngeen am yéen ñaar. yaay la bu ma am ci moom nag yërmande xam nga comme d'habitude sénégalais yi moom ak wala sénégalais yi sax laay wax yaay moom yaay la yaay place am mooy li war a gën a mag. yaay la boo xamante ni dama am ci moom yërmande ba suñu bët mënul daje benn doom bu jigéen rek laa aw ma mag bu jigéen aw ma rakk bu jigéen mais yàlla sedd na ni mënuma toog journée wala ma tëdd guddi ci sama xel nekkul ci moom ak ay rêve yoo xamante ni bëgg naa ko réaliser pour moom waaw parce que ñoom bu ñu fi nekkee rek defal li la war bala ñuy lay woon ginnaaw yàlla na yeex. naka lay dundee succès bi des fois parce que succès bi du tout le temps lay neex. des fois nga dégg waaw xam nga comme ni ko yaayu artistes yëpp di gérer rek xam nga man nag dama fexe ba dinaay éviter des fois di def lu koy gaañ boo xoolee Daba Seye raar na loo xamante ni bokk dañ koy bind ci moom parce que comme xam naa ni borom njaboot laa ci am na lu bari loo xam ne mi ngi sama ginnaaw am naa ay frère am naa ñu ma bokkal baay am naa ñu ma bokkal yaay moom sama yaay ci boppam xam naa ni buñ ma laalee rek mu laal ko donc damay éviter di def lu garaaw loo xamante ni moom daf koy touché waaw. pourtant si sax des fois damay génn boîte yenn saa yi damay yëg nag ni waaw war naa génn tey ma génn damay dem boîte du ma ni du ma tëgg damay tëgg kay nan nga nekk artiste doo tëgg Yacine dama koy wax tout le temps dafa am artistes yoo xamante ni dañuy def événement xam nga artiste mënoo nekk artiste te doo tëgg Yacine mën naa bañ a tëgg fii Dakar mais sous région bi fépp lay tëgg amul fu ma ci demul daaw defe naa ni def naa ay dates yoo xamante ni Thiès Xombol Louga Mbour dëkk yooyu yëpp wër naa ko ba toog ni ngay gis ni waaw. waaw léegi rek xam nga duo yi moom fi gars yi moom ñemewuñu duo yi ah du question ñemewuñu duo yi mais xam nga fokk defuñu ay esprit de dépassement maanaam xam ne ñun ñëpp ay woykat lañu yàlla moo ñu ko jagleel fokk ñu woy fokk ñu ñimante ñu woyante waaw loolu dina yokk jàmm loolu dina wone couleur boo xamante ni couleur bu dëggu la comprendre nga album bi maa ngi xool def naa ay recherche ci yenn artistes yi xool nan ñoo ci mën a ñëw woy comprendre nga parce que américains yi boo gisee seen musique avancée loolu la da ngay gis tey benn icône bu dem duo ak kenn
wala nga gis Rihanna duo ak Beyoncé bëri na ci ñoom xam nga même fii ñoo ragal loolu mais nigériens yi sax dañuy def loolu. mais Sénégal dañoo ragal duo. waaw moom seeni duo. xëy na esprit dina dem ba benn moment ñu ubbeeku bu gën a baax duo am. waaw duo am waaw. mais est-ce que mës nga tenté pour dem duo ak benn artiste bu mag mu jur sotti. non musuma ko tenté. musuma tenté loolu musoo ko tenté non musuma ko est-ce que tenté. tamit jot na nga def premier pas bi peut-être. waa xam nga comme ñun ñëpp dañu nekk ci yoon. mën dina du ñàkk ni daje dina mës a am. comme ñun ñëpp ku ci nekk yaa ngi ci sa yoon on ne sait jamais mën nga dem ba benn moment ndaje am daje boobu su amee nag dina bëri lu moo leeral ci Sénégalais yi. waaw. gisoon nañ la Grand Théâtre. kañ ngay delluwaat. yow laa ko njëkk a wax du yàgg léegi waa Pikine incha allah bu album bi génnee déjà am naa date. mais yéen laa njëkk a wax sama date. kañ la. du yàgg incha allah deuxième édition. album bi su génnee rek bu ma defee sama conférence de presse ba pare dinaa leen jox mais bala may dem ci conférence de presse bi naa la woon la Yacine date bii laa jël Grand Théâtre incha allah. ñu ngi lay xaar pour que waaw defaat Grand Théâtre. sinon dañoo gis aussi loo xam ne bëriwul ci milieu musical muy artiste bu jigéen boo xam ne depuis début carrière am ñi ngi waxtaan sànq hors micro Mor Mané nga ne moom mës a nekk sa manager Mor Mané muy sa jëkkër moom mës a nekk sa manager mais aussi ñu gis depuis sa début carrière ki nekk sa jëkkër ba léegi nii yàlla na yokku moom mooy sa borom kër te tout le temps dañuy gis ni que artistes yi ki ñu débuté lool duñu soreek moom lan mooy secret. xam ni jigéen rek la Yacine moom bu ma fi nekkoon présidente sax dama war a am borom kër loo fi mën a nekk rek da nga war a am borom kër ñii sëy di tas tamit suñu borom mooy dogal loolu xam nga kenn bëggul sëy rek tas kenn bëggu ko mais des fois suñu borom dogal ba pare weddi am waaw man moom li may wax rek mooy comme xas naa jaboot ci am naa ay jigéen dama war leen a jox bon exemple même bu dul sama njaboot am na ay doomu jàmbur yoo xamante ni bëgg nañ daba sëy war nga leen a mën a jox bon exemple donc sëy moom ku ni la sama sëy neex na rek waxu la lu am mais da ngay góorgóorlu yow jigéen yow yaay tax sëy neex nga def loo mën pour sa sëy neex waaw. artiste warul tax nga changé. non artiste warul tax nga changé. parce que bu doon loolu la. am na couturière am na mécanicienne am na yeneen yoo xamante ne ñoom ñëpp ay nit lañ comme artiste bi métier lañ yor comme artiste bi mais li ma la wax rek yow jigéen nga ci allah kulli àll da ngay sëy boo jógee ci bi da ngay sëy kon ci bii xam nañ la ci ba pare am nga ci njaboot waaw góorgóorlu ci rek. D'accord. Merci de vous abonner à Pikini Productions. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime et laissez un commentaire.